asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ci jiital sunu kilifa imam ratib bu Diass imam Moussa Pouy su ma ko nuyoo wàlle naa imam yi fi teew yëpp waaye ma ràññee ci rek imam Ibrahima Seck bu Ciki moo ngi egsi na sànq di sa wëllëre di sa rak ginnaaw bi ma nuyoo imam ratib ma teg ci ñi fi teewal école yëpp di ci jiital monsieur Diouf mi nga xamante ne moo fi teewal lycée Diass am cofeel trop ci ñun moom buy wax ci man sax ndeysaan dama naan kon war naa gën a góorgóorlu. may gërëm également suma kilifa Alpha wax na ko sànq Alpha Diop nga xamante ne moom suma kilifa la muy grand boo xamante ne li muy def ci enseignement privé ci sunu localité bi yàlla xam na ne bëgg jàngale bi rek moo tax. ndax du investissement buy rapporter ay millions wala ay milliards mais Alpha bëgg bi mu bëgg sunu localité bi moo tax ba mu investir ci ba pare mu jaral ko aussi muy accompagner xale yi. di wax ne lii ñu def nii bañ koy tàmbali nekk gu ñu DG COSEC boo leen fàttali ko bañ koy tàmbali dafa ay 2013 la woon jamono yooyu sax maa ngi liggéey ci secteur privé mais dama teel a gëm ne il faut ñu jàppale njàng mi. ndax ñun ñi ñëpp jaar nañ ci njàng Sénégal bu amuloon système mu bourse à partir de l'université kon benn élite yi ngay gis élite yi nekk fii kenn du fi sori ndax dañ daan jàng mais bu ñu xësee ba egg université rek ñu jox ñu bourse donc réew bu demee ba jagleel une partie de sa population une bourse lu muy tekki mooy investissement la waaw damay jox ñii loo xamante ne jiw la bëgg naa ñii bu ñu jàngee ba génn université ñu mën a diriger dëkk bi ñu mën a am ay responsabilités yoo xam ne am jeexital ci ñeneen bi kon jàng dafa am importance jàng dafa am importance ci diine dafa am importance également ci lépp ndax diine sax mën naa ne moo ëmb lépp kon tey ji lii ñuy def ci njàng mi dañu jàpp ne rek bañ ci tolloo soxla woon nañ ko kon xale yi ci toll ak waajur yi ci toll il faut ñu jàppale leen ci ren jii def nañu ba 28000 cahiers joxe nañ ko 28000 cahiers ak 37000 bindukaay muy stylo stylo à bic xale yi bic la ñuy wax mais bic marque la léeg-léeg enseignants yi mbay il faut ñuy gàggante xale yi léeg-léeg ñu ne 37000 bic ma ne leen bic nag benn marque la woon waaw dañuy wax stylo à bic wala ñu yem ci stylo rek kon 37000 stylo la ak 28000 cahier yoo xamante ne répartition bi en fonction de la pagination Tafsir Babacar wax na ko sànq ñu touché ci 38 écoles yoo xamante ne soo boolee privé bi ak public bi CM yi ak lycée ñu boole ci également école arabe yi li mu ñu leen ci 38 yi sax mais am na ñu leen jagleel loo xamante ne après dañ ciy def beneen liggéey mais am na cahier yoo xamante ne ak bic yoo xamante ne ak stylo yoo xamante ne pour école arabe yi la n'est-ce pas loolu mu ngi fii ci loo yi après dinañ xool nu ñu koy jagleel ndax école enseignement arabe ak alxuraan dafa am doole trop ci sunu dëkk dafa am doole joo xamante ne doo dugg benn quartier wala benn village te doo fa gis ñuy jàngale ci loolu te loolu dafa am solo ndax day nampatal xale bi ci jàng te jàpp nañ ne lu am importance lii buñ koy def nag junj la rek mais man li ma jàpp sax tey mooy li ëpp importance ci budget commune yi li ci ëpp importance njàng mi mooy ma la war a doon pour man aujourd'hui minimum 25 à 30% des budgets d'une commune war nañ ko mën a jagleel ci enseignement bi ci njàng mi lu tax parce que njàng mi dafa am lu ñu ci war a yokk leneen muy l'enseignement technique et professionnel état am na ay programmes yu bëri ci wàllu enseignement technique et professionnel xale bi waratuñu bàyyi sax mu dem ba am bac doog a def formation professionnelle waratuñu bàyyi mu dem ba jeexal université doog a dellu si waat di defaat enseignement technique et professionnel enseignement technique et professionnel mën nañ ko dugal dans les lycées nga xamante ne bu xësee ba commencé dugg rek day ànd ak niveau secondaire niveau moyen bi donc loolu ay xalaat la yu ñu ci mën a def may gërëm bu baax Mbay Ndoy mi nga xamante ne la mu def ci enseignement ci sunu tund bii bu doon dafa am benn médaille rek bu ñu war a joxe benn Mbay Ndoy mi lañ koy jox Babacar
li tax ma wax ko ndax dama xam li mu ci daj ñun Mbaye Ndoye Babacar bi ñu koy xam ñun ñëpp ci jàngale lañ ko xam ci jàngale moom dafa jàngale à pratiquement tous les échelons kon bu ñëwee teew fii mënoon naa ne mën na wax ci turu jàngalekat mën na wax ci turu kilifa ndax suma kilifa la mën na wax ci turu conseil municipal ndax il a été élu local mën na wax également ci fànn bu ko neex kon Mbaye Babacar dinañ commencé wax Babacar bi sax parce que Mbaye bi voilà Mbaye bi sëriñ bi nee na ñuy wax Babacar kon Babacar ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ne enseignement technique et professionnel pour gën ko dugal lu ñuy waxtaanee ak jàngalekat yi rek la aujourd'hui au niveau de l'État il y a ce qu'on appelle les certificats de spécialité xale bi mën na bu ñu teelee détecté ne kii par exemple métier audiovisuel neex na ko wala ñu teelee détecté ne am na ay talent ci tel ou tel domaine rapidement avec le fonds de financement de la formation professionnelle war nañ mën a dans le cadre du programme de valorisation des acquis de l'expérience ñu xool xale boobu même bu dee période vacances lay doon sax enseignants yi bu ñu ko détecté rek pendant la période des vacances ñooñu ñëw pendant 1 mois mën leen former au plan professionnel et technique nga xamante ne xale bi dina am l'enseignement général mais du perdre temps trop parce que dina amaale l'enseignement technique et professionnel pour être prêt à l'emploi à partir de 18 ans donc loolu aussi incha allah bu nu yàlla gën a may ndogal ci dëkk bi du ñu xaar sax dañ koy pencoog enseignants yi xool nuñ koy dugalee le plus rapidement possible ndax bind naa ko ci yeneen téere mais jàpp naa ne man un jeune de 18 ans le système anglo-saxon war na gën a dugg ci ñoom mooy être capable de faire quelque chose waaw bu dee c'est un excellent footballeur ñu xam ne footballeur mais bu dee am na secteur bu mu xarañ daal war na ci am lijaasa buy wane ne lii xarañ naa ci te am naa ci kayit boo xamante ne su ma neexee continuer liggéey continuer sama jàng wala ma continuer sama jàng ba pare gën a perfectionné wu ci sama liggéey loolu la ñu jàpp di wax ne li ma def nii incha allahu fas nañ ko yéene gën a continuer quelle que soit la situation. asalaamaaleykum mbokk yi. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. di jiital nuyoo bi ci imam Ratibu Dias muy Alaaji Moussa Pouy di nuyu DG Mamadou Ndione waaye di nuyu aussi suma tante suma yaay bi ma fekk ci kër gi di nuyu ñi fi teew yëpp man Babacar Ndoye laa tudd man maa jiite CGE wu école Demba Diouma Faye mais aussi man maay jiite CGU commune bu Diass maanaam comité de gestion yi nga xam ne ñu ngi ci commune bi yëpp man maa ko jiite donc kon bu ñu ma joxee kàddu ne naa wax ci école yi xëy na war naa ci mun a wax waaw donc maa ngi jéggalu nag ci kàddu yi nga xam ne comme kàddu ñëpp lay waxee xëy na mun naa waxee sama xolu bopp waaye nag li may wax aussi dafay engagé école yëpp kon DG Mamadou ni ko Babacar waxee defe naa ne ñëwati nañu tey teew ci li ñuy wax distribution de fourniture scolaire mu jagleel ko école yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune Diass mun nañu wax ne bu joxe fourniture jotee xëy na am na ñu ko yellool xëy na dinañ ko def naam sax waaye lépp lu mu ciy def it defe naa ne ñoom lay jàppale waaye tey jàppale waajur yi nga xam ne ñoo yor xale yi ci école bi kon am nañ ci mbégte pour fekke jeetaay bi parce que jeetaayu teraanga la parce que lii Babacar lim léegi nii alal ju takku la alal bu takku boobu buñ ko jëlee def ko suñuy doom suñuy sët suñuy jarbaat defe naa war nañ ci am mbégte trop ñun ñi nga xam ne ñooy waajur yi waaye aussi ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi parce que fourniture jafe-jafe la woon ci école yi école day ubbi xëy na am yi nekkul benn pour ñu mën a démarrer ndoo ci ñëpp day xaw a jafe donc jàngalekat yi coono boobu dañ ko daan am pour que xale yi mun a démarrer ndoo parce que waajur yi am yi bokkut donc loolu bu ñu amee ku ñu ciy dimbali vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon monsieur le directeur vraiment ñu ngi am mbégte di teew ci bés bi di ci teewal nag waajur yëpp nag di ci teewal directeur d'école yi ñi nga xam ne teewuñu fi
di am mbégte aussi di la sant parce que peut-être que pour ñun sax mun nañu wax ne Demba Diouma Faye c'est pas pour la première fois ku ci mel ni Demba Diouma Faye jàppale nañu jàppale waat ñu lu bokkul ak fourniture muy CGE wu Demba Diouma Faye donc loolu ñu ngi koy bindoon nañ ko sax lettre de remerciement mais nit ki bu la defalee lu baax foo taseeg moom rek war nga ko mën a feddali kon ñu ngi feddaliwaat suñu ngërmaande ci yow vraiment di la remercier bu baax a baax a baax comme ni mu ko waxee nag xëy na jeetaay bi xëy na soxla yi bari na mais ñun daal ñu ngi am mbégte daal vraiment ci li nga xam ne def nga ko nii pour école yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune Diass